Aïcha Ba comme ni ñu leen koy defalee ci njeextalu at mi saa su ne dañuy dellu siwaat ci li nga xam ne moom moo gën a fës ci wàllu xibaar moo xam koom-koom la moo xam tàggat yaram la moo xam cosaan ak aada la li gën a fës ci atum 2020 ñu dégtalaat leen ko tey nag dañ ciy ànd ak Daniel tey defe naa ne mbirum koom-koom la ñuy waxtaanee. waaw surtout mbirum koom-koom la ñuy waxtaanee koom-koom nag ñëpp la soxal rawatina Maodo Fall bi ma jàkkaarloo nga xam ne ci mbirum business rek la nekk comme dina ko intéressé lool. tey nag ñu nar a waxtaanee ñett ba ci ñeenti ponk. bi ci njëkk muy xam nga bi mbas mi ñëwee dafa ànd ak ay jafe-jafe yu tar yoo xam ne askan wi ñoom ñoo ko doon dund waaye itam entreprise yi donc mu tax ba gouvernement bi daal di taxawal ab programme duppee ko programme de résilience économique et sociale. loolu mooy pàcc bu njëkk bi dugal ci xaalis bu takku junni ci ay milliards. loolu nag am na ay njeexital parce que am na lu muy jur comme ay conséquences. loolu tam daan ci dikk maanaam endettement croissance boo xam ne dafa wàcc dafa baissé prévision yi ñu defoon yu njëkk yëpp pratiquement dañ leen faussé ndax mbas mi. maanaam daal defe naa ne mbas mi moom liy ñuul ci soow mi yëpp. ci atum 2020 bi yaakaar naa ne mbas mi la. mu ngoog waaw voilà loolu ci la waaye tamit danañ ñëw ci ak Ibrahima Kane li nga xam ne mooy secteur yi nga xam ne mbas mi ñoom la gën a laal. man lim ci benn rek secteur touristique bi par exemple dégg nañ leen coow li bëri woon na fii lool li leen dal metti na mu méttee ci ñeneen itam waaye danañ waxaat ci leneen loo xam ne ci 2020 bi jib na fi maanaam problème yi amoon ak Sonacos kooku Babacar Diouf moo ciy wax Sonacos SAR ak Senelec ak merci beaucoup Daniel def naa ne mu nekkoon seen sommaire rétro 2020 ci wàllum économie dañ koy dooree nag ak programme de résilience boobee nga xam ne ci ëllëgu ndoxteelu mbas mi nguuru Sénégal taxawaloon na ko li ko taxawoon na jóg nag mu di gën a may doole suñu këru liggéeyukaay waaye tamit njaboot yi naka noonu gën a jàppale bërëbu fajukaay waaye tamit sénégalais yi nekk ci biti réew di fa dund naka noonu bërëbu liggéeyukaay yi mu nekkoon nag koppar gu takk goo xam ne nguur gi yëkkati woon na ko jébbal leen ko waaye tamit gën a woyofal rawatina mbirum douane ak fisc li ñu xeetoo lépp nag ngir jàppalal leen loolu lépp nag ñu tënk ko ci programme bu ñu duppee programme de résilience économique et sociale Daniel Diouf mooñ ciy gën a xusal 2020 atum jafe-jafe yu tar ñeel koom ak nekkinu doomi aadama ci àdduna si wërngal këpp rawatina sunu réew Sénégal doomu jàngoro ji ñu duppee coronavirus dal ci kaw àdduna ak feebar bi ñu naan Covid-19 am ay njeexital yu gàllankoor sunu wërgu-yaram këru liggéeyukaay yi ak koom gi mu tax ba ca ndorteel nguuru Sénégal jël ay motuwaay tënk leen ci ab programme bu ñu duppee programme de résilience économique et sociale junni ci ay milliards ci kaw taabal ji ngir xeex mbas mile waaye it taxawu askan wi entreprise yi ak diaspora bi lii di comité force Covid-19 ñu samp ko dénk ko anam yu ñuy doxalee ci programme de résilience économique et sociale boobee priorité mu njëkk dooleel sunu réew ba mu mën a xeex mbas mi ci noonee ñu féetale juróom-benn fukk ak ñeenti milliards ak lu toftal lii di secteuru santé bi lu ñeel ndimbal lu jëm ci néew di doole ji nguuru Sénégal séddale ba ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti milliards ci dund jagleel ko 1 million ci ay famille yu ndóol ci noonu it lu toll ci fukk milliards ak ñaar ak lu toftal ñu jëmale ko ci diaspora bi ca France Italie ak Espagne réew yooyee nga xam ni mbas mi laaloon na leen bu baax ba ñu àgg ci confinement programme de résilience économique et sociale bi gëstu askan wi ci seeni facture ndox ak courant enveloppe bu njëkk bu fukki milliards ak juróom ak lu toftal nguur gi fayee ko facture courant yu juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi junni ci ay famille ci diiru ñaari weer ak beneen enveloppe bu ñetti milliards jagleel ko ay facture ndox juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukki junni famille yu ko yellool
lu ñeel entreprise ak particulier yi état bi jagleel leen seen boru lempo bu ñu àppoon ci décembre 2019 bor bi toll ci $200 milliards waaye it bépp entreprise gu nangoo denc ay liggéeykatam wala sax nangu leen a fay ba ci téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ya ci seen salaire daan la jéggal yi impôt yu la waroon. ci ab lëkkaloo ak banque yi état bu Sénégal jagleel entreprise yu loru ci mbas mi ab financement ngir ñu mën a am koppar yu ñu doxalee seeni business. banque yi dugal ci lu toll ci $200 milliards ngir fexe ba réew mi du ñàkk li mel ni gaz pétrole garabu pharmacie ak dund yu nga xam ne moom la ñu gën a jëfandikoo ci réew mi. état bu Sénégal dafa jëloon ay matuwaay bu ci njëkk gën a surveiller marché bi ba ca topp denc dund gu doy ñetteel ba bañ a yokk njëgu dund gi. $1 milliard yu ñu jëmmalee bile programme de résilience économique et sociale genn wàll gi jóge ci alalu Sénégal geneen wàll gi jóge ci secteur privé bi ak yi banque yu mel ni Banque mondiale BID BAD ak BOAD muy lu mënta ñàkk waaye mbas mi yóbbee na sunu réew bor yu yokk koom gu sooxe chômage bu yokk ak i entreprise yu tëj. ayca mu nekkoon gëstu boo xam ne Daniel defal nañu ko ci programme de résilience bi nga xam ne nguur gi yëkkati woon na ko ngir jàppale askan wi Daniel gis nañ ne nguur gi yëkkati na 1000 milliards mu nekk xaalis bu takku boo koy gis nii rek ci ak lim geste bi xëy na rafet na waaye ndax 1000 milliards yooyu saafara na jafe-jafe yi nga xamante ni si Covid bi sulli na ko. waaw 1000 milliards yi déjà du 1000 milliards yoo xam ne sax ñoo ko moomal suñu bopp donc première difficulté bi foofu la. ça veut dire que dina am ay implications ay njeexital yoo xam ne ci suñu koom dana xaw a metti lool après mbas mi pour ñu delluwaat fa ñu newoon. maanaam fay bi. voilà fay bi dana metti lool te 1000 milliards yooyu sax boo xoolee peut-être ñi mu gënoon a arrangé mooy ñi nga xam ne ci tàng-tàng bi soxla woon nañu dara parce que da nga dégg ku nekk naan waaw. man il faut suñu état il faut que état bi mu jàppale ñu corporation yëpp doon yëngatu. ba ci sax ñi bokkul ci ay corporation ñi jaay ci marché yeeg ñi nekk ci kër yi te amuñu lu ñu def parce que xam nañ ne ba ñu décréter état d'urgence bi ak couvre-feu bi kenn dematul kenn dikkatul amatuñu ci lu ñu jëfandu li ñu wéeru du moins pour mën a dund donc 1000 milliards yooyu peut-être ñooñu pàcc bi ñu leen ci jox. amal na leen njëriñ mais bu demee ci wàllu entreprise yi par exemple. maanaam daal 1000 milliards yi sur le court terme ça va. c'est clair 2 mois la woon peut-être wala boog voire 3 fu mu ne nii sax ñañ ko joxoon sax xam naa fàtte nañ ko ba ci entreprise parce que entreprise yi boobaak léegi ça fait 9 ou 10 mois mënuloo fonctionner ci ay crédit d'impôt yu ñu la jox wala yenn impôt yu ñu la baal dafa amoon fu mu yem boobu bon. foo wóoruma ne sóoraale woon nañ ne deuxième vague dana gaaw a ñëwee nii def nañ déjà 1000 milliards léegi bu fekkee deuxième vague bi dafa taxaw nii première vague bi taxawee woon man sama inquiétude mooy fan la ñu nar a jëlee ji li nga xam ne moom la ñuy songee deuxième vague bi parce que. maanaam yeneen i 1000 milliards wala lu ko ëpp. wala lu ko ëpp. wala lu ko ëpp parce que ñu ngi naan xeetu virus bi ñu am léegi moom moo gën a mortel moo gën a virulent que bi nga xam ne moom moo fi newoon moom la ñuy xeex ba léegi moom la ñu daan xeex ba léegi kon nag 1000 milliards yooyu mën nañ ne dina am ay conséquences surtout si wàllu déjà dañu endetté wu parce que am na partie boo xam ne état bi da koo joxe d'accord secteur privé dafa naa 10 milliards la joxe sax mais am na partie boo xam ne prêt la Banque mondiale conseil d'administration ba waa Union européenne sax ñoom don lañ def mais banque mondiale FMI BOAD Banque africaine de développement ñoo ñëpp il faut que ñu trouver loo xam ne danañ leen ko du ñu delloo rek parce que dina am service dette boo gis dafa am service boobu tamit il faut que ñu fay ko. te ñoom tamit yitte woon nañu ko ndax ni Covid bi laalee nguur yi xëy na tamit ñoom tamit noonu la ñuy dundee jafe-jafe bi. seen i dëkk waaw loolu moom lu mot a sóoraale la sax lu mot a sóoraale la donc 1000 milliards yi comme ni ma ko waxee sànq rek bon. côté alimentaire ñi ko soxla woon dimbali nañ leen côté économique ñi ko soxla woon peut-être dimbali nañ leen ci diir bu gàtt
ci diir gu gàtt moo tax ma ne ci diir gu gàtt. ci diir gu gàtt ñaari weer la mu jeex te ñëpp jotuñ ci. ñëpp jotuñ ci 69 milliards. ñu ngi ci dugal 69 milliards yu toftal 64 milliards yi secteur u santé la da ngay boo ñun suñu vrai problème dafa naa dund la ñun dund lañ gën a faratal lu ñu lekk lu ñu naan moom lañ gën a faratal que wàllu santé bi sànq Seydou Chérif mu ngi doon wax naan bu ñu jëloon xaalis boobu xëj na affecté ko secteur santé bi dooleel ko dana doon gën a am njëriñ peut-être. mais y a aussi crise sanitaire lañ nekk mais boo xoolee finalement dafa mel ni dañoo nekkoon crise alimentaire. tey jii Direct Info boo ko jëlee ma cité journal bi muy dese ki nga xam te ni moom mooy secrétaire Ndiaye nekkoon. Pierre Ndiaye. secrétaire général ministère de c'est-à-dire ci une bi c'est inquiétant le manque de gaz à l'hôpital CTO bokk na ci di aggraver état de santé Pierre Ndiaye loolu la Direct Info wax si ça s'avère vrai est-ce que réellement tey jii 1000 milliards yi ñu dégagé woon pour faire face à la Covid-19 est-ce que tey jii voilà raté wuñu li nga xam te ni moom mooy objectif bi. Bon quelque part si parce que bu ñu demee ba nga xam ne li nga wax noonu par exemple bu fekkente ne c'est avéré bu ñu demee ba nga xam ne problème mu gaz sax na ba nit di ci ñàkk bakkanam c'est quand même grave gaz du loo xam ne peut-être mooy lii ñi nga xam ne moo ñu war a poser problème si suñu hôpitaux waroon nañ ko am ci centre yi nga xam ne yëpp centre de waaw ñoom la centre de traitement yëpp waroon nañ ko am à leur disposition ba nga xam ne bu amee urgence foofu moom tout de suite danañ mën a jël cas bi en charge mais bu fekkente ne amu fa li ñuy def mooy jéem a xool fan moo ko am feneen di ko fa toxal diggante boobu feebar bi moom du calculer du xaar. xëy na loolu mooy li nga xam ne moo yóbbu ndem si yàlla si kii Pierre Ndiaye. mais 1000 milliards yi donc c'était ça devait être Seydou wax na ko sànq renforcer suñu dispositif hospitalier yi. renforcer li nga xam ne effectivement mais xam nga tamit bu fekkee tamit nit ki yaa ngi renforcer ce dispositif sanitaire te kër ga. lu ñu lekk amul fa loolu tamit ça pose problème. donc est-ce que état bi nekkuloon ne dafa nekkoon ci benn dilemme finalement. waaw est-ce que kër ga tam li ñu lekk ñàkkoon na fa est-ce que du parce que li gars yi di wax mimétisme bi est-ce que du parce que dañoo adopté ay stratégies yoo xam te ni bokkul ak ñun parce que Chérif su ñu ko sànq nit ñi def ni bu ñu ko bàyyi woon au début ñu xëy na ñu yegg fi ñu yegg te nit ñi nañu sol seen masque activités yi continuer kon du ñu soxla sax 1000 milliards yi. mais Modou Fall lenn tamit war nañ ko sóoraale ñun dañ di dëkk boo xam ne amuñu doole loolu boo toogoon di ko seetaan nguur gi li ñu leer na ma ne li ñu doon xalaat mooy bu ñu bàyyee mbir mi mu continuer nii est-ce que du am explosion boo xam ne xiif moo koy indi. ñun ñaa ngi jooy facture courant ñun ñaa ngi jooy facture ndox ñun ñaa ngi jooy lu ñu lekk boo bàyyi woon situation bi noonu jël 1000 milliards yëpp toxal ko ci santé bi d'accord dina am peut-être ay effets positifs pour système sanitaire bi mais xalaat tamit ñi nga xam ne ay néew ji doole lañu ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw loolu tamit lu ñu waroon def la xëj na la ñu def ci dund bi moo bëri 69 milliards yu toftal par rapport ak li ñu def ci santé bi 64 milliards yi. mooy plan de contingence man 1000 milliards yi moo ma gêné parce que quand même dañu nekkoon ci benn situation boo xam ni il fallait ñu jug ci ak nun ci mënul jugee am na benn idée bu ñu avancé woon mooy indi 1000 milliards ñu def ko ci pour maanaam dimbali askan wi ñu jànkoonteel ak feebar bi mais man li ma gêné mooy manque de transparence bi am ci 1000 milliards yi lëndëm bi ci am parce que mënuñu wax ni 1000 milliards la ñuy décaissé boo xam ni sénégalais yi seen ñàkk bopp lanu ñàkkee ñu jox nguur gi ay dispositions pour ñu gérer leen xaalis boobu même bu fekkee extérieur lañ ko jëlee mais dafa waroon am une transparence nit ñi xam seen xaalis fan la dugg ak ñi ko jot ñan la mais ba léegi neen coow mu ngi ci topp. te loolu moo tax da nga gis dafa war am benn plateforme boo xam ne lépp luy dépense. ñu fësal ko fa. nit ñi gis ci seen bopp da ngay gis séddale kii bi nga doon wax. dund bi ceeb bi mais am na ñoo xam ne Dakar fii la ñu nekk dañoo amoon jafe-jafe pour am ceeb am leneen. te xëy na toog nañu lu yàgg jotuñu ci. am na Kaolack séddale bi gis nga ni mu demee. ak liste yi ni ñu ko doon defaree. donc yooyu yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ni pour man. mënoon nañu amoon na yërmande dimbali askan wi mais booy dimbali nit également da nga koy dimbali ci
maanaam ay ci leer loo xam ni dina am ay transparence boo xam ni ñëpp dinañ ci gis seen bopp. transparence boobu sax mu nga may ma tuuti rek transparence boobu sax moo taxoon xëj na ñu teg li ñu naan fonds force Covid 19 boobu nga xam ne général Ndiaye moo ko doon gérer. gis nañ ko à maintes reprises dem na ci ay département ministériel di xool naka la ñu gérer xaalis ba ñu doon jotoon ci lu ñu naroon jëmale ci mbas mi. mais à chaque fois même propos yi ngay dégg doo dégg fu ñu ne waaw ñii daal jalgati nañu wala boog wàcc nañu yoon non dañu naan rek dugal nañu fii lii te du ci ëpp ñañu fekki ministère boobu ñoom ñooy taxaw di wax ba mu jeex wax lu leen neex ñu pare tàggoo yóndee seen i image ak seen i son ci rajo yeeg ci télé yi ñu jàllal leen mais est-ce que noonu la ñuy càmbaree transparence mais justement ça pose problème normalement ci waroon dugg. Aïcha Daniel defe naa ne bu ñu desee si 1000 milliards yi duñu fi jógee en tout cas mu nekk koppar goo xam ne nguur gi yëkkati na ko jëmale ko ci askan wi naam ndimbal la waaye askan woowee tamit yittewoo nañu ñu xam xaalis boobu fa mu dugg dëgg kan moo ko jëfandikoo ndax egg na ci li ko taxoon a jóg defe naa ne loolu moom ginnaaw Covid bi lay doon bu fekkee Covid bi bàyyi nañoo jàmm dañuy des ak Covid boobee ba tey wax ci loraange yi nga xam ne moom la jur rawatina ci yenn bërëbu liggéeyukaay yi li ñuy duppee ñi nekk di yëngatu ci mbirum hôtel ak ñoom seen ñoom nag bi ñu xaymaa li ñu ñàkk daanaka jege na wala boog mu ëpp téeméeri milliards waaye defe naa ne loraange yooyu du ñoom kese am na ñeneen ñoo xamante ni si tamit loru nañ ci rawatina dem beeg dikk bi moo xam woto yi la wala boog avion yi la foofee tamit lu ëpp juróom fukki milliards tamit daanaka bu ñu ko doon xayma ñàkk nañ ko fa mu mel ne Covid bi dafa indi ay jafe-jafe faagaagal secteur yëpp bàyyiwul kenn Ibrahima Kane. metti tar lool 2020 bëri na ay jafe-jafe yu mu indi ci wàllu koom rawatina ci yenn secteurs yi mbas mi xoj leen bu baax a baax ñim ci gën a laal wàllu dem ak dikk wàllu tourisme wàllu njënd ak njaay ngir faagaagal virus bi ñu nemmeeku ne mu ngay lëmbeegum ci biir réew mi Sénégal daal di jël ndogal tëju fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars autorité yi jël ndogal tëj benn pàcc ci wàllu jaww ji laata ñuy dakkal nag lépp lu jëm ci wàllu vol moo xam Sénégal la jóge wala mu war fee ñëw yiñ ci nangu nag muy vol yi domestique yi maanaam ci biir réew mi ay vol cargo évacuation sanitaire rawatina it ay vols spéciaux yoo xamante ne dañ ko autorisé mu di ay ndogal yu bari yoo xam ne ay jafe-jafe yu tar la indil wàllu transport aérien lu jëm ci wàllu passager yi ñu gis ne lim bi wàññeeku na lu ëpp 2 millions ci ay doomu aadama lu ni mel benn rapport bu association transport aérien international dal di koy fësal ñàkk gi ci wàllu koom ñu natt ko ci 100 milliards ci sunu koppar mu soxal transport aérien 24 milliards ci lu jëm ci transport terrestre nga xam ne ay jafe-jafe yu metti lañ doon dund rawatina état d'urgence bi ak couvre-feu bi ñu décrété woon ci 20 fan ak ñett ci weeru mars beneen pàcc mu jëm ci hôtellerie moom itam sonn na lool ci mbas mi di Covid-19 daanaka téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ya ci ay établissement hôtelier ñu daal di leen tëj ràpp loolee metti ci wàllu tourisme bi nga xam ne activité yépp dañ ko mujj dakkal daal di koy tere lu war a toll téeméer ci ay milliards ci suñuy koppar 40 milliards yi jëm ci wàllu hôtel yi ci wàllu perte bi juróom fukk yi ak juróom benn di ay perte yi itam wàllu restauration dund ko lu ni mel ab rapport ci ministère du tourisme ak transport aérien ñoom ñoo ko fësal atum 2020 metti woon na trop itam ci secteur bu ci mel ne njënd ak njaay li ko waral di dem beeg dikk bi ak rassemblement yu bari yoo xamante ne dañ ko tere loolee nag indil jafe-jafe ci wàllu njënd ak njaay perte gi buñ ko nattee ci wàllu koppar mbas mi ñàkkloo na wàllu commerce juróom fukki milliards ci suñuy koppar te loolee itam ministère de l'économie du plan et de la coopération moom moo ko xamle.
ayca mu nekkoon jàngatu Ibrahima Kane ci jafe-jafe yooyu nga xam ne Covid 19 indi na ko ci atum 2020 rawatina ci secteur transport naka noonu ñi yëngatu ci wàllu hôtel yi dañuy des ba tey ci rétro boobu ak Daniel Diouf waaye bi yoonu dañuy xuus ak Babacar Diouf ci at moomee ba tey gis na yenn ci bërëbu liggéeykaay yi am na ay jafe-jafe rawatina yu ci mel ne Senelec ndax foofe ay coowal mbuxum ak ñoomin seen jóg na fa saa tamit ay jafe-jafe am na ko ci atum 2020 Sonacos si tamit am na loo xamante ni si dund na ko rawatina ci wàllum gerte geek njëg li loolu yëpp dañuy seeti Babacar Diouf mu gën ñu ko yaatal. 2020 di at moo xam ne nii kenn dootu ko fàtte secteur yu bëri ci wàllu économie ci Sénégal dañ koo yëg bu baax a baax ci seen wàllu liggéey ci at mii di jeex di atum 2020 la ñu njëkk a dégg ne contrat dox na diggante Senelec ak Akilee di partenaire am boo xam ne nii doon na liggéey ak moom ki ko xamle di kenn ci cadre yi nga xamante ni doon nañ liggéey ci société bi dañu mujj ko fal bees mu nekk directeur général bi mu di Pape Demba Bitèye moom sax li gën a jaaxal ñëpp moo di ne dafa nekk koo xam ne nii bokkoon na ci conseil d'administration boobu nga xam ne ñoom ñoo signé contrat boobu wante bi mu toogee directeur la ne contrat bi nañ ko xoolaat ndax li ci lëndëm bëri na beneen mbir mu ñu nemmeeku ci contrat boobu dox diggante Akilee ak Senelec mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy boole seen bopp ci li ñuy woowe convergence républicaine démocratique ñu gis ci Abdou Mbaye nekkoon fi premier ministre gis ci Mamadou Lamine Diallo nekk député ak ki nga xam ne moo yore woon lépp lu jëm ci wàllu énergie ci Sénégal di Thierno Alassane Sall ñoom nee nañ contrat bi ni ñu ko defee amut benn sart bu réew moo xam ne nii tënku nañ ci 2020 nekk na at moo xam ne tamit doy na waar lool ci Sonacos ndaxte usine bi li nga xam ne moom la mëbetoon pour am ko ci gerte mënu koo am ndaxte prix bi ñuy jaayee ci marché bi nekk na prix boo xam ne ni ëpp na li muy proposé ba tax béykat yu bëri dañoo jël seen gerte jaayi ko feneen bàyyi fi Sonacos mu nekk loo xam ne ni jur na njàqare ci liggéeykat yi ak xale yi nga xamante ni mëbatoon nañ dem liggéey fi nga xamante ni moo di Sonacos atum 2020 nekk na at moo xam ne ni jur na njàqare ci SAR mu di société africaine de raffinage at mi nekk na at moo xam ne ni société bi toog na ay fan yoo xam ne ni mënut liggéey dara usines yi dañ leen taxawal liggéeykat ya jaaxle ba xamatuñu fu ñuy teg seen tànk tax délégué yi ak kenn ci ñi nga xamante ni ñoo bokkoon ci conseil d'administration boobu ne loolu li ko waral du lenn lu dul yorin wu bon wu nu yore société bi atum 2020 bi ñuy tàggu nekk na at boo xam ne ni jafe woon na lool ci économie Sénégal secteur industriel bi nag moom moo ko gën a yëkk ndaxte tamit li ko yokk moo di coronavirus bi nga xamante ni ñu ngi dund ak moom ñuy ñaan rek atum 2021 mi ñuy teru mu nekk at moo xam ne ni mu mucc ayib la ci wàllu économie ba sunu Sénégal gii gën a jëm ca kanam. jaajëfal Babacar Diouf Daniel defe naa ni gëstu baa ngi noonu Covid 19 ak i jafe-jafeem réew moom dañ naan la culture est la base de tout développement waaye yaakaar naa ne ab koom-koomam moom bu ndërmeeloo dara desatu fa te dafa mel ni li ñuy gis loolu lay xaw a ndurool. waaw surtout secteur touristique bi bon yeneen secteurs yi tamit yëf yi laal na leen transport par exemple boo ko jëlee. mais secteur touristique bi xam nga ci élément Ibou bi moom dafa wax li nga xam ne mooy impact financier bi mu 30 milliards ci hôtellerie ak tout ce qui est restauration mais boo jëlee secteur bi de manière globale man dégg naa leen ci rajo yi ñuy naan li leen impacté buñ ko xayma ñetti téeméer la ci ay milliards 300 milliards moom la mooy li nga xam ne moom la ñu perte donc lu rëy la te secteur boo xam ne bi leen affaire yi dalee ñu ci bëri si ñoom soit ñu yóbbu leen chômage technique soit ñu licencier leen kii yu bëri sax dañ leen employé yu bëri dañ leen remercier. kon maanaam 300 milliards yi nga xamante ni si ñoom ñu ngi koy xayma loolu moom mooy impact direct bi. waaw si secteur bi yëpp. secteur bi yëpp. waaw bokkul ak ñi nga xam ne nag dañ leen a libéré ñooñu mu jural leen yeneen i conséquences yi seenu njaboot mu di impact social bi. waaw même donte sax gis nañ ko tam ci premier élément bi programme de résilience économique et sociale bi am na lu état bi prévoir woon pour entreprise yi toll na ci 200 milliards yoo xam ne. ci ay crédit d'investissement la wala de trésorerie mu newoon entreprise bi nga xam ne da nga engagé wu parce que c'était la condition principale aussi entreprise bu engagé wu ne say employé di nga leen téye wala bokk nga fay leen ba ci téeméer boo jël
juróom-ñaar fukk ya waaw 70%. bu fekkente ne loolu di nga ci engagé wu da nga am droit ci xaalis boobee mais est-ce que entreprise yëpp def nañ ko parce que entreprise yu bëri man am na fu ma lire ci information yi mënul ci affaire yi Covid bi conséquence bi ñu naan 7000 entreprises daanu nañu tëj nañu ñenn ñi naan ëpp na ko sax ñeneen ñi naan ëpp na ko. te balaa boobu ñu ngi doon wax que ne Sénégal PME yi seen dund yàggul. am na xayma boo xamante ni si defoon nañ ko fi ñu gisoon ne jafe-jafe yi mu ngi fi woon kon bu fekkee loolu jafe-jafe yooyu dafa am yeneen i jafe-jafe yu ñëw bokkaat ci tamit bu yàggee làmbaay ñaaw. nañuy ndërmelu rek. loolu moom tëj rek moo ciy topp. te ba fi ñu toll nii sax am na ñoo xam ne seen ëllëg. dese naa leer parce que ñu ngi ci deuxième phase bu fekkente ne première phase bi dafa yóbbu entreprise yooyu yëpp ñu dugg ci faillite ñooñu pour ñu jógaat dina doon problème mun jógaat sans que état bi dugalaat ci loxoom mais état bi fan lay jëlee ji moom itamit li nga xam ne moom lay injecté waat ci secteur yooyu pour ñu jógaat. problème mu relance boobu foofu la amee importance. te ba léegi bon ñi ngi ciy wax mais li ñu ciy wax ba léegi. seetaluñu nit ñi seen xel amul lu ci set lu ci leer. ci ni nga xam ne anam yi nga xam ne moom la ñu nar a defee relance économique. tout simplement yokk ci ni secteur hôtelier bi am na ci ñoo xam te nag ci mbas mi fa lañ doon dalal ñi nga xam te ni ñoom ñoo assom thématique yi. engrangé nañ ci jël nañ ci xaalis maa ngi fàttaliku Baxaw Jong di syndicaliste bi ma ko jëlee bokkoon na ci li mu doon décrier mooy malhonnêteté yu yenn patron yi parce que boobu y'avait bu ñu xaymaa ci ñi ñu daax ci mbas mi toll nañ ci presque 140 000 sénégalais boobu ñi mu évoqué woon joxoon leen baaraam moo nekkoon téeru bi nga xam te ni ci moment boobu dàqoon na 120 ñoo xam te ni CDI yi la ñu amoon ak contractuel yi mu arrêté woon et pourtant hôtel bi mu ngi doon def ay extension di yokk ay kiom et d'ailleurs nee na seen directeur bi ci la ne ci Covid bi li mu def ci chiffre d'affaires mosu ko def donc yooyu itam c'est à évoquer mais boo xoolee impact bi dans l'ensemble ci secteur touristique bi am na ci ñoo xam te ni gàllankoor nañ lool mais am na ci ñoo xam te ni également état bi dugaloon na loxo bu baax ci yenn réceptacle hôtelier yi. c'est assez contradictoire sax que ñoom ñuy def ay chiffre d'affaires ba pare di licencier parce que bu fekkente ne def nañu chiffre d'affaires tamit contradiction am na foofu parce que enquête bi ANSD defoon 92% wu entreprises yi mu interrogé ñoom nee nañu mbas mi dafa am impact négatif ci seen activité d'ailleurs dafa xaw a dégrader seen activité à 25% ci entreprises yooyu ñu interrogé woon mais li ñu lim comme problème comme conséquence comme difficulté première nee nañu seen chiffre d'affaires bu baissé loolu la ñu wax léegi ana dëgg bi. lu ci mën a am mooy drame humain bi am ci entreprise yooyu parce que ñun aussi bu ñu fàtte ni ci entreprise la ñu nekk même jafe-jafe yi la ñuy dund te xëy na peut-être wàññeeguñu fii ba léegi ñi ngi koy sant yàlla mais ñi ñu wàññi ci entreprise yooyu pour man ay jafe-jafe yu tar la ñuy dund am na ci ay mariage yoo xam ni fi mu ne nii taxaw tas na am na ci ay doom yoo xam ni fi mu ne nii ñu ngi doon jàng ci école privée yi jàngatuñu donc ay drame parce que ñi nekkoon ci hôtel yi ñu wàññi leen kenn mënul xam seen lépp bëri nañ mais père de famille yooyu ñuy wax ay chiffre d'affaires naan après ñan ñoo ci perte ñoom ñooy perte man je pense que et même dans quelles conditions lañ leen di dédommager lañ leen remercier carrément. waaw dans quelles conditions la leen parce que am na fulu bu ci am aussi parce que bu fekkoon dañ leen dédommager mais dañ naan amuñu xaalis gars yi dañ naan amuñu xaalis ba pare ñooñu nar a tumranke donc je pense que feebar bi ñun ñëpp lim ñu war a indil comme enseignement mooy ñu am plus d'humilité ku ci nekk ci ñun am plus d'humilité par rapport ak jàngat bi nga war a am ci feebar bi. Parce que ku ci nekk à la vie de façon générale. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver de l'autre côté. On sait jamais. Même patron les patrons ne sont pas à l'abri. Parce que gis nga on parle de mort du Covid, les hauts d'en haut, on parle de hauts d'en haut. Malheureusement feebar bi yabul sax ñi nga xam ne dañoo dëkk banlieue ñoom yenn papa ngañ yi nga xam ni waaw benn tonton bu fa dëkk ñu yabu leen mais ay les hauts d'en haut lay gën a attaqué donc
c'est bien plus qu'une maladie, c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie, je pense. mën nañ koy gën di liggéeyaat. dafa révolutionner complètement notre manière de vivre, notre mode de vie. lépp la révolutionner dañal la bëggoon na kii parce que ñi ngi wax perspective yi gisoon na Amadou Hott moom ak même Abdoulaye Daouda Diallo leen jàpp ni ci relance bi on s'appuie sur l'agriculture est-ce que foofu yaakaar mën na fa am ci mbay mi. waaw man sama xalaatu bopp agriculture bi xam nga déjà jur na coow lu rëy. ñoom dañu ne mën nañ ci jëlee point de croissance parce que relance bi ci loolu sukkandiku mën nañ ci jëlee point de croissance mais est-ce que croissance lañ fay jëlee ji wala boog expansion parce que croissance tamit da di loo xam ne day doon ci ab diir bu yàgg expansion moom ci diir bu gàtt la te lii ma gis nii ci kaw table gi ñi koy discuter du loo xam ne vraiment dana tax ba bon ëllëg yëf yi gën a am andi naataange agriculture boobu rek sax moom mënul andi relance bi il faudrait penser aux autres secteurs parce que tourisme yi ñu doon wax sànq tourisme ci li nga xam ne mooy gën a dugal xaalis ci la bokk il faudrait que ñu penser à revigorer ce secteur là joxaat ko doole ba mu mën a redémarrer waat ñi nga doon wax noonu nga xam ne. et bien d'autres secteurs. voilà c'est pratiquement tous les. voilà transport waaw transport. mais te dañuy fàtte les Sénégalais de l'extérieur. de l'extérieur apport bi ñu doon indil suñu dëkk bi. 15% du PIB. waaw 15% du PIB. bitim réew la doon juwete ñooñu aussi dañoo taxaw. te foofu la gën a méttee. te foofu la gën a méttee parce que man maa ngi lire démb États-Unis ils sont à 330 morts. 330 000 morts. ci mbas mi ba mu commencé ba léegi. et 1 million d'Américains yu perte seen allocation. voilà de chômage quoi. yooyu yëpp Daniel xëy na peut-être ñu jeexale ci tableau yi pour génn ci rétro 2020 bi te am yaakaar ne xëy na ak 2021 jafe-jafe comme yi dina jeex ku nekk delluwaat ci sa liggéey jafe-jafe yi wér-gu-yaram yi naka noonu. waaw xam nga 1000 milliards yi ñu doon wax sànq boo xoolee 25% la ci suñu budget national budget bi nga xam ne toll na ci ñeent ba ci ay junni milliards 4000 milliards ak lu toftal sax 25% 10% ci PIB bi kon ça veut dire que nit dina creuser foofu benn trou boo xam ne gap boo xam ne il faut que ñu résorber ko donc loolu moo andi déficit budgétaire boobu ngay gis nii nga xam ne ñu ngi jóge woon ci 3% nar a jàll ci 6% de si suñu PIB mooy suñu koom suñu am li suñu alal daal. voilà suñu noonu lañ ko mën a résumer dette publique bi 2020-2022 yow mi doon wax sànq perspective fu mu toll nii suñu dette publique mu ngi ci 65% xam nga norme UEMOA bi 70% la wax bu ñu ko dépassé ci suñu PIB ñun ñu ngi ci 65% de 2020 à 2021 nee nañu danañ wàcc d'1 point c'est-à-dire 64% en 2022 mais ba léegi tekkiwul dara ça veut dire que ni jafe-jafe yaa ngi ñëw taux de croissance bi mu ngi woon ci 5% avant Covid bi bi Covid bi ñëwee wàcc nañu ba moins 0,7%. c'est énorme. dafa gaaw chute libre la vertigineuse donc c'est moins 0,7% ci loo xam ne mu ngi woon ci 6,8% en janvier boobu annoncé guñu sax mbas mi parce que ñun ñu ngi démarré fii ci Sénégal en mars donc janvier déjà suñu taux de croissance mu ngi woon ci 6,8% maanaam téeméer boo jël juróom-benn poñ la ak lu toftal léegi xëj na ñu am yaakaar ci lu mel ni agriculture ak ci lu mel ni tourisme ñu mën a am plan de relance boo xam ne moo ñuy mayaat ñu rebondiraat peut-être pas de manière extraordinaire mais assez
raisonnablement quoi. Voilà. En tout cas ça va pas être facile. Je pense que courbe yi ni ñu koy gisee nii muy dessiné wu defe naa ne c'est pas les courbes ne sont pas ascendantes, c'est comme ça. Du tout. Elles sont beaucoup plus descendantes. Voilà bon bu stable moom yéegul. Espérons l'économie si di wax ni taux de croissance bi amul benn impact ci suñu dund parce qu'on a une croissance Merci beaucoup. mais dina am dañ koy bañ rek boo waxee ñu ne la croissance kenn du ko lekk. waaw mais ñi nga xam ne ñoo ngi def économie ñoom xam nañu vraiment lan mooy impact bi. aywa merci beaucoup mu nekkoon Daniel Diouf ak Rétro 2020 ñu jagleeloon ko tey wàllum koom-koom Daniel merci beaucoup en tout cas c'est un plaisir vous revenez la semaine prochaine avec nous ou bien demain. Avec plaisir. Merci c'est un beaucoup. plateau très bien garni su ma nee garni kaasu café yaa ngi fee croissant. merci beaucoup Daniel defe naa ne tukulëër ñu ngi lay dégg. merci beaucoup Daniel nag moom mooy suñu kilifa ci rédaction ba moom moo ñu fa féete place su média yi place su Baye en tout cas merci beaucoup merci pour tout ce soutien et sur tous les plans merci beaucoup Daniel tout de suite nous enchaînons avec Chérif parce que rattrapé par le temps Chérif ñu dem lu gën a fës ci xëtu yéenekaay yi ci wolof doore ko ak l'Observateur.